ginaar gi baax na ci kër gi. waaleykum asalaam soxna Fatima Mbaye bismillah ça va alhamdulilah mbaa sonn leen ci yoon bi ça va bien alhamdulilah gis nga de ñu ngi ci menace geeg fomp bi ndax poussière geeg seddaay bi tabarkàlla bismillah kon mbokku téléspectateur Mourchid TV tey li ngeen ma gis may def sànq mooy fas yéene nekk thème bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaan ak yéen delloo ko ci pollution intérieure maanaam pollution bi nga xamante ni mooy am ci biir rawatina nag ci biir kër yi nga xamante ni dañuy dund. bu ko defee ñu fas yéene see ànd ak suñu gan docteur Fatoumata Bintou Rassoul Mbaye incha allah ci plateau bi kon ñu ngi leen jox daje léegi incha allah ci plateau bi. ginaar gi baax na ci kër gi. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi kon ni ñu leen ko waxee woon sànq tey li ñu fas yéene waxtaanee dafay dellu ci li ñuy tuddee pollution domestique. maanaam pollution bi nga xamante ne air bi ngelaw bi nga xamante ne moom la ñuy nooy ci suñu biir kër yi li tax biir kër yi ndax dafa am bu ñu seetloo suñuy activité yépp ñu ngi koy defee soit ci suñuy bureau wala ci école yi wala ci kaar yi wala boog ci biir kër gi te boo koy xayma dafay tolloog ay 90% suñu temps ñu ngi koy def ci bërëb yi nga xamante ne dafa tëju moo xam quelle que soit activité bi nga xamante ne moom la ñuy def ci bés bi kon mu mel ni dañ koy def mais du ñu njort ndax ngelaw gi nga xamante ne moom la ñuy nooy ci biir kër yi nooyee ko ci bureau bi nooyee ko ci biir kaaru transport yi qualité ngelaw boobu en général duñ ciy jéem a préoccupé wu te nag dafay jaadu ñu taxaw seetlu tuuti ci qualité ngelaw googu ndax itam thème bi booy xool dafay ñëw ci waxtoom li tax ñu gën a bëgg a waxtaane pollution domestique dafa tolloog seddaay bi yi nga xamante ni dañ koy fas yéene di seetlu ndax day sedd duñu ubbi suñuy kër ñu ngi ci cuuraay yi ñu ngi ci lépp tabaarkàlla te loolu di nga gis ay kër yoo xamante ne pendant toute une semaine duñ ko ibbi wala toute la journée duñ ko indi ngelaw du dugg ngelaw ba nekkoon foofu ba nit ñi yooyu ngelaw ba waa fay nekkaat mu mel ni yooyu mën na am ay jeexital yoo xamante ne dina ko def ci suñu wàllu wér-gu-yaram waaye tamit suñu wàllu nekk te mooy suñu wàllu confort ba tax na xëy na boo seetloo ci jamono gi liñ daan tuddee yenn feebar yi te mooy boo waxaan wàllu problème maladie cardiovasculaire la ñuy tudd wala yenn maladie dégénérative yi mais léegi dafa am ay xeetu feebar yoo xamante ni mi ngiy bëri di law te kenn xamul nu mu ñëwee te mooy da ngay jékki-jékki am loo yëg ci sa yaram am loo yëg ci sa kanam ci say bët tabarkaal loo xamante ne sax xëy na mën na dem ba romb sax suñu biir dem ba ci biir yaram bi te duñ ciy baaxee te amaana loolu ñu ko jox mi ngi ci biir ngelaw gi nga xamante ne moom la ñuy noyyi ci bërëb yi nga xamante ne dafa tëju rawatina biir kër gi ba tax na xëy na loolooy nekk suñu temu waxtaanu tey comme niñ leen ko waxee woon dañ ci fas yéene ànd ak suñu gan tey di soxna Fatoumata Bintou Rassoul Mbaye bu ko defee xam naa balaa ñoo sore ñu jox ko kàddu gi mu nuyonteex auditeur téléspectateur Mourchid TV soxna Fatima bismillah. jërëjëf soxna Alima maa ngi nuyu mbokku téléspectateur Mourchid TV yëpp di la jaajëfal ci invitation bi ñu def tey jërëjëf. bu ko defee xam naa lu ñuy def toujours ak suñuy gan dinañu njëkk a laaj soxna Fatima lan mooy sa spécialité. waaw soxna Alima man médecin la pneumologue la pneumologue mooy ñi nga xam ne seen xam-xam dafa jëm màcc ci mbirum xëtër lépp luy mbirum xëtër ak feebar yi ko lalu ci loolu la suñu spécialité yéen bu ko defee mu mel ni kon mbokk téléspectateurs yi nekk na loo xamante ne bunt bu baax ba la ñu fëgg ndax dañu wax nooyi te ku nooyi air ku ne ngelaw rek day dugg ci biir xëtër lay dem ci wàllu poumon ni ko tubaab di waxee bu ko defee soxna Fatima comme ni ñu ko waxee thème bi dafa ñëw ci waxtoom bu ko defee pollution bi ñuy tudd ndax jàpp nañu rek suñu ne pollution suñu xel dem ca oto ya suñu ne pollution mu dem ci li nga xamante ne liy dégagé wu ci industrie mais dañu bëggoon rek nga ñëw ak ñun lan mooy pollution boog wane lan mooy polluant li tax pollution lan mooy polluant daal.
jërëjëf soxna Alima. c'est vrai que pollution yaatu na. li ci gën a xam mooy pollution extérieure bi ci biti. Pollution moom mooy lépp li nga xam ne dafay faggaagal dafay yàq qualité air ci ñuy noyyi. ay toxiques wala ko ay polluants ay particules yoo xam ne dafay nekk ci air bi ñuy respirer. Donc loolu mooy pollution bi ñuy fekk ci biti ci mbedd bi boobu mooy pollution extérieure. la nit ñi gën a xam ci la ñuy waxtaan nit ñi nag xamuñu pollution bi nga xam ne moom mooy nekk ci biir kër yi nekk pollution intérieure comme ni nga waxee pollution domestique di nekk ci biir kër yi di nekk ci biir liggéeyukaay yi di nekk ci biir salle yi nga xam ni fa la ñuy amee rencontre ci biir hôpitaux yi ci biir cinéma yi ci fépp foo xam ne nit ñi dañ fay daje te voilà mu xaw tëju parfois loolu mooy milieu intérieur yi donc su fekkee ni qualité ngelaw bi dafa yàqu ci milieu yooyu boole ay particules ay toxiques dinañ ko xaw dinañ ko gën a faram-fàcce tout à l'heure bi yàq qualité ngelaw boobu ñuy nooyi ci biir endroit yooyu nga xam ne en général ay endroit clos lay doon ubbeeku loolu mooy pollution intérieure te nga xam ni mun na am ay répercussions ci suñu wér gu yaram. D'accord kon suñu déggee bu baax kon dafa am loo xamante ni dañuy dëkkaaleex moom mooy détérioré boog mooy yàq qualité bi nga xamante ne mooy ngelaw gi ci biir kër gi. Est-ce que docteur mën nañu xam polluants yi yan mooy polluants yi nga xamante ne dëkk nañoo ñoom te xamuñu leen ci biir kër gi. Loolu soxna Alima bëri na trop léegi bu ñu ko xaymaa bu baax am na polluant chimique. damay njëkk a commencé nag Alima moom mooy bi nga xam ne moom laa gën a ragal que pneumologue bi moo fi ne mooy wax ñu ko soxal fa lay commencé te loolu du lépp sax la soxal moom mooy pollution bi ma gën a ragal bi nekk polluant bi ñu gën a ràññee ci àdduna muy gën a def ay loraange moom mooy saxaaru cigarette voilà bépp saxaar sax boo xam ne dafay émané ci kër gi gis nañ ne léegi nga toog di taal cuuraay bi donc saxaar yooyu ñooy gàllankoor air bi ñuy noyyi ci biir dëkkuwaay yi parce que saxaaru cigarette lu tax ñu ragal ko saxaaru cigarette produit bu toxique la dañuy wax gëstukat yi dañu naan mënuñu ko lim plus de 4000 plus de ñeenti junni substance toxique mi ngi ci biir cigarette te boo ci jël rek dafay am ay gàllankoor yu muy def ci yaram bi te yamul rek ci xëtër bi ci yaram bi yëpp bépp cëru yaram saxaaru cigarette daf koy gàllankoor donc saxaaru cigarette soosu nga xam ni léegi dëkk yi nga xam ne dañu jël ay lois yu strict Sénégal bokk na ci peut-être entré wul en vigueur ni ñu ko bëggee dañuy tere ku tux cigarette ci milieu intérieur yi comme ni nga wax surtout ci kër yi ci école yi ci dëkkuwaay yi dañ koy tere boo bëggee tux am na ay bërëb yi nga xam ni fa lañ jagleel ku bëgg tux nga dem tux foofu donc saxaaru cigarette soosu gis nañ ba léegi li ci ngi koy jëfandikoo ci biir kër yi surtout ci kër yi donc su ko defee kër yi ñu koy jëfandikoo muy lor nit yi di lor xale yi surtout tout tànk yi fa nekk wala ñi nga xam ni kat seen wér-gu-yaram dafa néew doole ñi nga xam ni déjà dañu fragile yore par exemple asthme wala yore ay bronchite yenn feebar yi nga xam ni saxaar soosu dafay yee seen feebar wala di gën a sonal seen feebar donc ci lan loolu lay commencé. ngay commencé ci saxaar yooyu ci saxaar si. xam naa saxaar si du ñu yem ci cigarette si rek. comme ñun jigéen ñi. yenn xeetu saxaar yi ndax comme ni nga ko waxee gis nga ma may sotti def cuuraay ci ànd bi. te tabaarkàlla da ngay gis comme seddaay la ñu nekk mu sedd ñu jël sunu ñaari kilo këriñ. gën jaa bëri ndax am na ñu ciy xër. jël boyal jël seen ànd teg jël seen tànk teg si daal di jël cuuraay gi nekk xëpp ko si muy saxaar ñuy nooyi saxaar am na ñoo xamante ne sax dañuy dem ci cuuraay ba buñ ko taalee mu saxaar ci néeg bi ñoom mën nañu nekk ci biir néeg bi sax te doo leen gis. boobu tamit defe naa. dafay soxna Alima comme ni nga ko saxaar suñu des fa. saxaar suy comme ni ngay wax bala ngay taal ànd di am xal boo ko teg. da nga boyal fourneau. dëgg la boyal fourneau yi ci kër gi. surtout fekkee ni kër gi aéré wul. saxaar soosu baaxul. parce que day am loo xam ni. liñ ci gën a ràññee mooy monoxyde de carbone. monoxyde de carbone boobu dafa dangereux. parce que dafa doon loo xam ni dafay concurrencer oxygène. ñëpp xam nañ oxygène naka la amee njëriñ ci yaram. ci yaram bi yëpp nag parce que loolu moo tax ñuy dugg ci deret bi. tax ñuy am énergie. tax ñu mën a dem tax ñu mën a dox tax ñu mën a def ay effort. monoxyde de carbone boobu ñuy noyyi. surtout suñuy boyal fourneau yi surtout bu tàkkul bu baax loolu la ci des balaa sax nga cay teg cuuraay ñu koy noyyi foo xam ne ci biir kër yi la baaxul surtout nag yàlla boo fanaan ak moom ci biir nekk donc loolu day concurrence oxygène bi tax ni que doo noyyi bu baax te boo noyyul bu baax cër yëpp benn du ci mën a wér dëgg la donc ñu dolli ci loolu teg cuuraay
ca kawam teg cuuraay ca kawam muy saxaar mu boole ñaari saxaar yooyu def ay composés yoo xam ne dañuy créer yeneen réaction chimique yoo xam ni boo koy noyyi xam nga ni wér-gu-yaram mu faa am surtout nag boo koy def tout le temps et comme ni nga xam ne ñoo xam ne dañ koy xër ba boo duggee ci néeg bi doo gis nga jàkkaar loolu te duñu xëcc rideau duñu changer ngelaw bi donc loolu dafay gàllankoor wér-gu-yaram. xam naa dina xaw a poser tuuti problème ci yenn jigéen ñi parce que comme ku ne jigéen ne xet bu neex tey jii docteur toog nañu saxaar si ak taal cuuraay gi ak boyal gi xëy na tamit peut-être que mën nañu wax ne science dafay dox peut-être que bu ñu ko doon def bu njëkk c'est parce qu'on n'avait pas toutes les informations ci saxaar si et comme ni ñu ko waxee am na ay maladies yoo xamante ne et cetera te tey jii mi ngi bëri est-ce que tamit jotul tamit ñu poser wu la question lan moo tax loolu bëri donc saxaar si ngay wax ni aussi je pense que mën nañ ko dugal ci biir et en dehors aussi docteur saxaar yi nga xamante ne mooy jóge ci ànd cuuraay bi am na yeneen xeetu saxaar ci biir kër gi. delloo ko si ñun jigéen ñi ñoo nekk ci waañ yi di togg foofu tam bëggoon naa nga ñëw seeg téléspectateurs yi ci saxaar soosu jeexitalam tamit si ñun. tout à fait ci biir waañ yi parce que dañuy boyal déjà fourneau wala ñu teg dara loolu xeetu saxaar la. ñuy togg sax da ngay gis saxaar parce que dañuy gis ni que bu ñuy ci rosi bi rek. bu ñuy teg dëwlin. am dañ ko war a def mu tàng rek. nga def ci ñam bi. dañ koy bàyyi mu sens bay waaj a lakk ba nga xam ni boo tijjee kaw diir bi rek da ngay gis saxaar si génn nga teg ci ñam bi nag saxaar soosu gën a jollee ci doon xeetu saxaar yooyu baaxul saxaaru cuisson bi booleeg saxaar bu fekkee ne yaa ngi toggeeg bant wala yaa ngi toggeeg këriñ nga gisee ñun ci këru kaw ga ñuy toggee saxaar moo ëpp yaa sax fekkee ni mënut a ñàkk nekk nga toggee ko ci biti muy saxaar si di dem moo gën nga koy togg ci biir kër gi saxaar si di des parce que seetlu nañu soxna Alima comme ni nga ko waxee léegi yenn feebar yi nga xam ni daa woon dal jigéen ñi parce que bu ñu doon wax bronchite chronique en général peut-être ci góor yi lañ ko daan gis ndax si xeetu liggéey yu ñuy liggéey parce que ñoom ñooy def mécanique ak yooyu ndax ci tuxum cigarette si parce que loolu moo tax ma ibbee saxaaru cigarette dafay jox bronchite yi léegi dañ koy gis ci jigéen ñi dëgg la te buñ suñu gëstoo dañuy gis ni que xeetu saxaar yi leen wër la xeetu cuuraay saxaar soosu saxaaru matt bi saxaaru këriñ bi saxaaru toggin bi loolu moo leen ko yóbbee donc loolu moo tax vraiment ñu njëkkee ci saxaar si lu am solo la dëgg la te boo koy xool sax xam nga xel mën na koo nangu ndax saxaar soosu mën na am ay impact ndax ñun jigéen ñi ñooy taal cuuraay mais aussi ñooy suur suñuy yére pour wax leen des fois bu fekkee dañu jël ànd cuuraay bi di ci suur suñuy yére même bu ñu tegee pañe ci kaw di suur yére bu weex gis nañ ni fii cuuraay gi di génnee dafay def benn tâche boo xamante ne dafay xalla te même ñun jigéen ñi ñooy nekk ci waañ yi di rosi waañ gi nga xamante ni jigéen ji day bàyyi ba diwlin gi sens di rosi gis nañ ni waañ yooyu en général dafay nekk couleur bu sombre nga dem tamit ci femme rurale yi fi nga xamante ne xëy na boo xoolee waañ yi ay ñetti os la ñu teg ko ñuy toggee matt donc da ngay dem ba du am aération waañ ba dafay mujj lëndëm kurus ndax saxaaru matt bi kon njort nañu li nga wax ni saxaar si baaxul na muy def miir bi est-ce que du ñu njort ni noonu lay def suñuy parois ci biir tamit. parce que soxna Alima nga wax dëgg la parce que du question ne nit ki rek lay gàllankoor. pollution xeetu saxaar environnement ba lépp. déjà saxaar si soo ko taalee cuuraay bi da nga yaakaar ni ci yow yi lay am mi ngi ci rideau yi mi ngi ci fauteuil yi dëgg la mi ngi ci moquette bi mi ngi ci meuble yi donc fépp lay dem soo taalee cuuraay sa 4e étage saxaar suuf wàcc na ci biti bu egg ba ci suuf ngay gis nit ñëw nga ko tere cuuraay le docteur ci suuf rek laay taal te maa ngi dëkkee 4e étage xamul ne que saxaar kenn du ko téye day dem donc ni muy yàqee ci nit ñi noonu lay yàqee ci environnement bi aussi donc lépp lay détruire du doon nit rek day doon loo xam ne dafay yàq environnement ci meuble yi ci mur yi fépp lay tàkk d'accord kon xëy na si biir polluants yooyu comme wax nañ ci saxaar si cigarette seeg cuuraay bi du ñàkk tamit parce que bu ñu nekk ci kër en dehors cuisine bi ña nga ca raxas ba ña nga sa fobeera ba est-ce que tamit foofu amul yoo xamante ne ay xeetu polluants yi nekk ci li nga xamante ne moom la ñuy raxasee suñuy kër baax a baax soxna Alima ñuy wax produit d'entretien ménager donc produit d'entretien ménager lépp lu ñuy utiliser ñun jigéen moo dañu bëgg lu baax pour entretenir kër pour di ko gëf mu gën a rafet pour di ko def mu gën a xeeñ suñu jógee ci cuuraay je pense que mun nañ daw directement rek moo gën a logique ci xeetu désodorisant yu ñuy utiliser
parce que am na ñoo xam ne dañuy ragal saxaar. ba daw ci désodorisant yu ne may tuddee pompe yi. pompe yi ci bëri soxna Alima kenn xamul nuñ ko defaree wala boog bala nga koy jënd war nga xool composition bi naka la. ak naka lañ ko war a jëfandikoo. mais da ngay gis ko rek pompe rek teg alors que xet yooyu baaxul tam pour noyyi ko. donc muy yenn bougie yi ñuy taal tamit pour xeeñ waaw xeetu bougie yi xeetu pompe yi pour dindi odeur parce que xeet yooyu ñu lay jaay naan di dindi odeur en fait arnaque la dindiwul odeur day masquer odeur bi day masquer odeur baa nga fa dafa am lu muy neutraliser ki sa bakkan bu dootoo yëg odeur bi donc dindiwul odeur te ñu ci bëri gis nañ gëstukat yi nekk ñu incriminer tel ou tel produit kaka defar amagul ba tey preuve pour wane ni que lii c'est pas amul benn gàllankoor muy def du mënuñu indi preuve yooyu donc duñu am benn firndeel ne que produit yooyu c'est pas toxique xam naa balaa ñuy jàll ci sunu beneen pàccu waxtaan donc ñiy fàttali rek ci biir émission Kër Sama sunu sponsor di Best moo ñu fas yéene gunge bu ko defee xam naa sax ñu ngi topp wax ji ba dalalu ñu xeeli lu ñu sunu gan gi ci boisson bi bu ko defee docteur Fatima kii mooy Best boisson Best ndax xam nga ko baax xam nga ko bu baax xam nga ni Best am na ananas loo xam ci Best boisson bu neex rek bu neex la kon ban nga ci bëgg man mangue bi wax dëgg yàlla mangue kon tabaarkalla kon boog ñu jox la ci kon bu ko defee ñuy remercier bu baax sunu sponsor ba si gunge gi nga xamante ne moom la ñu gunge ci sunu émission Kër Sama. ginaar gi baax na ci kër gi. ginaar gi baax na ci kër gi. kon xam naa mbokk téléspectateurs yi ñu dellusiwaat sunu plateau donc thème mu tey bi comme ni ñu leen ko waxee mooy dañuy waxtaane wàllu pollution intérieure te mooy pollution bi nga xamante ne mooy am ci biir kër gi donc ñu tuddee ko pollution domestique xëy na sànq docteur ñu ngi woon ci xeetu polluants yi donc bi ñuy tegoon sànq sunu baaraam moo doon pollution bi nga xamante ne produits ménagers yi maanaam li ñuy jëfandikoo bu ñuy defar suñu biir kër te mooy fobee rek raxas ak yooyu moo koy faral di joxe daal bu ko defee xëy na ñu bàyyi la rek nga continuer ak foofu nga xamante ne nga nekkoon. naaw bu ñu jógee ci saxaar si mooy xeetu détergent yu ñu utiliser tamit loolu c'est des produits pollués ci biir kër gi détergent yi bokk na ci javel javel dafa toxique yenn xeetu saabu yi liquide saabu surtout en poudre yu ñu utiliser yoo xam ne ñun c'est-à-dire que duñ koy utiliser te duñ def benn précaution en général duñu xool mode d'utilisation par exemple javel am na quantité ndox boo xam ni quantité de centilitres wala de millilitres moo war a dem ci ndox mi dañuy def si rek jël bouteille bi rek yuri ci biir waaw bi ma jaaxal dogguma la mais néew ma sax bouteille bi mais am na ñoo xamante ne mooy bi bu grain bi nga xamante ne boo demee ci boutique bi juróomi dërëm te xamoo ban dosage la xamoo ban teneur de javel moo ci nekk su ko defee duñ jël précaution duñ jël gant da ngay sorti rek jël loxo yi dugal ci biir da ngay gis ni ko ñooñu en général déjà dañuy seet ni sax seen loxo yi ñu koy dëkkee day am problème der wala sax mu indi yeneen complication donc loolu dañ ci war a bàyyi xel di xool yan produit nga xam ni mode d'utilisation bu ma nga ca ñu koy jëfandikoo noonu ñu ko waxee te bu ñu koy jëfandikoo ñu jël ay précautions di yemale dosage yi et puis bañ di saxaar seeg yooyu nga xam ne dañuy jël poudre yi di sotti xamoo ban ndox nga ci war a def di ko noyyi loolu baaxul dafay te gis nga sax même eau de javel grain boobu ñuy wax même eau de javel des fois boo ko sottee c'est comme si am na benn xeet boo xamante ne buy jàll sa bakken pour wàcc ba ci suuf dafa am looy sentir am li muy dégager ay produits yoo xam ne day toxique noyyi ko baaxul mu laal ko ci loxo tamit te jëloo ay gants protection baaxul bokk na tamit ci ñuy manipuler soude caustique mooy xeme bi am na ñoo xam ne dañ koy jël di ko utiliser pour décaper c'est dangereux donc alors que dañ ko war a manipuler ak précaution donc yooyu yëpp bokk na ci xeetu polluants yi nekk ci biir kër yi jigéen ñi surtout di ko jëfandikoo chaque jour te mi ngi leen di lor te xamuñu ko kon xam naa ñu téléspectateurs yi dinañu xaw a jaaxle ndax bu boobaa yi ñu fi dégg nii yëpp te bés bu nekk sama kër ak kër keneen moom la ñuy jëfandikoo
xam naa question bi ñëpp di laaj kon nan la ñu war a raxasee sunu kër xëy na bu ñuy ñëw dinañ ko indi ci jeexital bi donc docteur bu ñu jógee ci xeetu détergent yi nga xamante ne moom la ñuy wax yan comme bëri na polluant yi bëri na ci kër gi bëggoon naa rek nga ñëwaat ci yeneen xeetu polluant ak yeneen milieu yoo xamante ne ay polluant nga fa te ña fa nekk xamuñu ne ay polluant la. dëgg la soxna Alima ñu lim lépp gaa li ñu gën a seetlu moom mooy tamit produit de beauté yi loolu gis nga ni yooyu tamit duñ foo ñu jël ko en considération surtout ci salon yi da ngay gis ay produits ñu utiliser diluant yeeg vernis yi lac yi dañ ko utiliser te duñu am précaution donc dañuy gis ni que parfois ñu bëri dañuy ñëw hôpital alors que dañu am allergie ci produit boobu te xamuñu ko bu ñu defee gëstu yi dinañ gis ni que saa bu ñu ko jëfandikoo ci seen salon yi ci moo leen di déclencher loolu donc loolu baax na xam que ni c'est des produits irritants des produits toxiques dañ ko war a manipuler ak précaution bokk na ci produit yooyu tamit ñi bricoler gis nga am na ñoo xam ni dañuy nekk defar transformer kër ga toog fa dëgg la di tabax premier ñu ngi ci suuf loolu xeetu ciment bi xeetu peinture yi xeetu poussière bois yooyu yëpp baaxul ci di ko noyyi te des fois sax sunu meuble bois yi am max yi c'est ça ñu indi anti-miti lañ koy wax xawma anti-termite waaw war na am produit yoo xam ni bu fekkee ni di am max da nga war a dem ci spécialiste mu am na yoo xam ne dañ ko ciy digal ay colle yoo xam ne da nga ko ciy siir yoo xam ne da nga ko ciy coller pour que max bi bañ ko attaquer donc loolu lépp dafa nekk ci dëkkuwaay nit yi duñ ci jël attention duñ def précaution alors que mi ngi leen di lor seen santé donc suñu xoolee kon mën nañu jàpp ni xeetu polluant yi bëri na mais en dehors yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo est-ce que amul tamit ci biir kër gi yeneen xeetu polluant ñu dëkkaaleex ñoom wala du ay yeneen mbindaafoon yoo xamante ni ñu ngi ci biir kër gi te nekkaaleex ñoom te ñoom tamit am na yoo xamante dañ koy faral di dégager. waaw soxna Alima moom mooy bu ñu jógee ci polluant chimique yi. danaa la am na yeneen xeet. bëri na biologique yi. yooyu itam daf ñu sonal. surtout ñun ñi nga xam ne dañuy faj allergie dañuy faj feebaru asthme ak yooyu. mooy xeetu lépp luy moisissure yeeg bactéries yeeg champignons yi. est-ce que mën nañu firi xam nga expliquer ñu téléspectateurs yi lan mooy moisissure. moisissure su ma ko lu ci gën a exemple ma la gën a flagrant may joxee soxna Alima léegi dañuy faral di tabax léegi ñu def ay toilettes incorporées dans nos chambres te avant amuñu ko léegi pour ñu kontaan dañuy am des toilettes à l'intérieur de nos chambres si c'est une chambre boo xam ni que c'est pas aéré jant bi dafa dugg donc douche boobu day nekk wala salle d'eau boobu toujours di tooy kon mooy guus tàng di guus soo gisee day def ay dépôts yu vert wala yu bleu loolu moom mooy ay dépôts de moisissure ak champignons yi ay doomu jàngoro yoo xam ne doo ko gis mi ngi fa di lor te bu fekkee ni nag dafa fekk ci kër goo xam ne dafa am ñoo xam ne dañoo sensible wala yor yenn xeetu feebar yi nga xam ni ay asthme ak yooyu tout le temps ñu ngi nekk ci ay problèmes respiratoires tout le temps donc mën leen indil feebar donc boole na ci loolu tamit ñun duñu ay tubaab duñu yar ay bàyyi ma mais dem na ci tamit ci bàyyi ma ay polluants maanaam seen muus yi ñu nekk ci biir kër yi yaruñu bàyyi ma mais dañuy am muus parce que tout le temps ñu ngi bàyyi lekk yu des ci kër gi noonu donc lekk bi su desee mbóoti muus yi lu ñu bëgg endroit yu chaud comme fii suñu climat dafa tàng humide ñuy bàyyi lekk di des waañ par exemple bala nga tëdd war nañ ko nettoyer ba mu set lekk yëpp nga dégager ko waru fa bàyyi lekk di des su fa bàyyee lekk bu des am na koy ñëw jël si mbóot yi moo tax ñuy bëri ci biir kër yi moo tax ñu am jënnax ci biir kër yi donc mbóot yooyu seen excrément ak seen peau yi yooyu yëpp c'est des micro-organismes yoo xam dafa toxique mooy black yeeg yooyu moisissure yi donc loolu il faut que ñu xam ko parce que baaxul ci kii bi kon dëgg la xëy na nu mu ko waxee nii sax thème la boo xamante ne dina ñëw ci kër sama te mooy kër goo dem fekk fa mbóot dañuy dem sax ba miin leen dëkkaalex ñoom ba la mbóot rombee du la déranger maanaam kër goo dem tamit am na janax sama kër ak bésu keneen a fa yem tabaarkàlla janax ak kaña ngay toog di wax ba mu yàgg benn janax romb donc yooyu yëpp comme ni mu ko waxee dafay attirer moo tax li ñuy tuddee lutter naka la ñuy xeexee ak mbóot yi dinañ ko indi donc wàllu prévention ak wàllu cet gi mais aussi wàllu ni ñu koy waxte gestion des ordures te mooy li ñuy lekk muy des naka lañ koy gérer ba yooyu mbóot ak i janax ak i kaña du ñu bëri ci kër gi parce que yooyu tant que mi ngi bëri aussi c'est des problèmes de santé ci biir kër gi bu ko defee kon ni nga xamante ne xëy na booy xool liste bi ni mu ko indee liste bi bëri na bu ñu ko fa doon lim si fii ba suba tamit du jeex waane dina jaadu aussi ñu wax nit ñi effet bi nga xamante ne ñu gën a insister parce que ku ne kër tamit day fekk ñi dëkk ca kër ga dañuy sàmmonteeg seen wér-gu-yaram donc pour fexe
ba ñi nekk ci kër gi wér defe naa bokk na ci objectif bi nga xamante ne émission Kër Sama 2e saison looloo ko tax a ñëw. ba tax na kon ñu bëggoon yi nga fi lim yii yëpp yan xeetu jàngoro la ñu war a mën a indil ñun ci biir kër gi ak xale yi ak ñëpp daal képp ku nekk ci kër gi. loolu tam bëri na soxna Alima. mu ne indi dafa bëri ça dépend ci ban produit la. mu ngay gën a noyyi. ci ban durée d'exposition nga ko noyyi. dëgg la ak nu mu ban exposition bu ndaw la. kii def tuuti cuuraay ak kii xër tout le temps. ak kii xër benn yoon kii def benn yoon par mois ak ki ci dëkk chaque jour. bokkul lu leen di àttee. mais li ci ëpp moom mooy irritation yi. irritation lan mooy irritation. lépp luy inflammation lépp luy déranger loo xam ni waru fa nekk. c'est-à-dire que yoon yi nga xam ni par exemple bu ma jëlee li ma gën a miin te ci laay commencer toujours moom ay yoon yi nga xam ni fa la ngelaw di jaar. xam nga foofu la ñuy noyyee déjà. parce que pollution la ñu wax. luy air donc noyyi lay jël déjà. donc loo noyyi rek. ci air bi loo xam ni que dafa am ay toxique ay ferñeent yoo xam ni waru fa war nekk. day agressé fa nga xam ni yoon yooyu nga xam ni fa la ngelaw di jaar donc su fa jaaree. daf koy irrité loolu la ñuy irritation da koy agressé dafa am inflammation donc da ngay gis ngay sëkkat déjà. parce que sëkkat moom mooy réflexe de défense boo xam ni que. lu war a jaar ci yoon yooyu jaaru fa rek moom day sëkkat wala ni que c'est pas normal loolu mooy sëkkat. donc irritation bakkan bi di couler. mooy soj ay mettitu bopp. mun na indi ay miir. da ngay gis ku ñi nga xam ni dañuy fanaanee di tamit am habitude di fanaan ci cuuraay ak yooyu. nga xam ni dafay am monoxyde de carbone dañuy miir day boppi day metti ñu am ay nausées suñ ciy fanaan donc yooyu xeet la ñi mu gën a yeb nag moom mooy ñi nga xam ne dañu fragile moom mooy par exemple ñi nga xam ne seen immunité demewul noonu tout tànk yi ak mag ñi am personne âgée 3e âge bi ñooñu la gën a yeb pollution boobu ñooñu lay gën a sonal ak ñi am dañu am feebar ñi sensible ñi nga xam dañu yore feebaru asthme ak ñi nga xam ni par exemple dañu am ay bronchite mun na la indil ay problème respiratoire ay problème cardiovasculaire ay problème cancer léegi ñuy décrire yoo xam ni pollution intérieure bi la soxna Alima bu ñu ko doon lim duñ fi jógee kon mu mel ni mbokk téléspectateurs yi xel mën na kaa dégg ndax di nga nekk ci kër nga taal cuuraay am noo réagiré sa bi am noo réagiré moo xam saxaar si buy dugg dafa am looy sentir donc loolu luy jaar mel ni luy weex nga naan dafa may xoos ak yooyu même eau de javel bi nga fi tudd sànq ñu koy kii boo ko sottee ci biir butéel bi am na loo xamante ni dina dégager wu parce que c'est des trucs volatiles yoo xamante ne bët kese du ko gis mais yow di nga sentir ne am na benn gaz boo xamante ne yaa ngi koy noyyi donc yi nga fi wax yépp xel mën na koo dégg beneen bi xeetu jàngoro yi nga xamante ne moom la yëf yi di joxe donc boo xoolee ci suñu biir kër yi moo xam ñun la moo xam surtout ñun jigéen ñi bu ñu nekkee ci togg yi xëy na sax jamono ngi dox fourneau gaz la ñuy toggee léegi ci xew yi mais bu ñu daan toggee mat duñu tàggoo bu ñu toggee ba pare suñu bëti day xonq cur ki yàgg a togg ci mat da nga gis bëti day xonq cur te tout le temps da lay jàmbat méttitu bopp mooy céphalée yi nga xamante ne moom nga tudd tamit da ngay gis sa bakkan ni day génnee rek écoulement parce que te tamit loolu xel mën na kaa dégg parce que même kër gi xale yi sont touchés parce que tout le temps suñu njaboot yaa ngi soj suñu njaboot yaa ngi sëqët est-ce que jaaduwul ñu taxaw def recul tuuti ñun yaay yi parce que tamit responsabilité kër gi si ñun lay dellu kon est-ce que du jaadu ndax bëgg lu rafet rek wala bëgg lu neex tamit ba lor sa bopp lor sa njaboot est-ce que jar na ko tamit donc xëy na ni ñu ko waxee sànq dina xaw a kii tuuti parce que tamit moom la ñu xam ñun Sénégal ku ñu tàggalee cuuraay rawatina sénégalaise yi parce que loolu mooy suñu identité mais aussi dina taxaw tamit parce que science dafa développé donc ñu taxaw seetlu tuuti xool naka la ñuy defee daal ba tax na kon yi mu fi jot a dégg yépp est-ce que léegi yi nga fi jot a wax nan la ñuy def nag qu'est-ce que lan nga ñuy proposer ci ay xeetu solution ci wàllu prévention nga xamante ni dinañu mën a muccal kër gi dana xeeñ kër gi dana set te tamit loraange yi ñu réduire risques yi daal. bien sûr comme ni nga waxee soxla Alima il faut que ñu réfléchir ci loolu commencé na léegi ñëpp commencé nañu yeewu pollution déjà rek nit daaw ko woon waxtaane extérieur wax malaak nag léegi bu intérieur bi léegi je pense que àdduna bi yëpp léegi surtout sénégalais yi ñu ngi commencé jël conscience donc loolu dañ koy rafetlu te mu doon lu baax moo tax vraiment ñu rafetlu émission bi nii parce que jot na pour ñu wax ci et puis bu ñu ci dee wax ñu xam peut-être conséquences yi mu mën a jur ñu mën a xool yan moyens de prévention lañu mën a dégtal nit yi
moo tax ci moyen de prévention yooyu je pense que jot naa cee sax laaj sama ay frères yi nga xam ne ñoom dañuy yëngu ci génie civil. parce que boo xoolee d'abord ci dëkkuwaay bi. je pense que dëkkuwaay. bala ñu koy tabax sax war nañ ko def ci yenn normes yi. incha allah loolu day nekk thème. respect norme de construction. voilà un logement décent. Sénégalais dafa am problème boobu ñu respecter norme de construction yi. respecter norme de construction moom mënoo tabax fu la neex. mënoo tabax nu la neexee. su fekkee ni sax bëgg nga sa intérieur. parce que intérieur ki tabax moo bëgg xam nii laa ko bëggee ak noonu. mais toujours dénk ko ku jàng. dénk ko ku nga xam ne dafa def génie civil. boo mu ne am architecte mu dimbali la ci nga ne ko nii laa bëggee. mu ne la waa tabaxee ko nii. chambre yi dañu war a spacieux chambre du tuuti. boo ko mënee te nga am espace. defal ay néeg yu yaatu. dañuy bëgg léegi tabax néeg ba. amatuñu cour. amatuñu ay espace famille. te loolu dafa am importance. dëgg la. day tax nga génn néeg yi dem tuuti ci cour bi day tax famille bi di mën a retrouver wu fenn donc loolu il faut que déjà ñu xam ni que il faut que néeg dafa war a am benn hauteur warut a gàtt ba boo taxawee laal plafond bi pour que nga mun a am espace boole ci palanteer yi fenêtre yi moo tax toujours mu la dénk ko spécialiste mu ne la fenêtre bi nii la war a nekkee porte bi nekk nii pour que mu mun a am un renouvellement de l'air intérieur mu duggee nii di génnee nii pour que air bi di changé wu mais na nga koy tabaxee nen air ba fa nekk du fa jóge parce que ni nga ko tabaxee donc loolu c'est extrêmement important surtout ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu ci feebaru yu wàlle ngay gis ni que suñu locaux yi fële fu ñuy defee suñu service même bureau de consultation yi c'est fait de telle sorte que air bi dafa war di changé wu pour que nit bi bu ñëwee même bu fa bàyyee doomu jàngoro du fa yàgg doomu jàngoro day génn mais donc loolu moo tax donc loolu moo war a gën a nekk avant sax ngay tabax war nga xam nan ngay tabaxee donc sooy tabax nga respecté loolu ba pare nag laaj léegi kii tabax yan matériaux nga war a utiliser wax naa ne léegi ci peinture type de peinture bi ngay tànn rek am na yoo xam ne ñoo gën a toxique yeneen yi donc kooku dina la jëndeel bii defee ko nii jëndeel bii bois defee ko nii comme ça nga amoindrir risques yi am pollution intérieure mais li ma jaaxal mooy docteur fii léegi ku nekk mooy tabax léegi dafa mel ni place architecte bi maçon bi mooy tabax maçon baa la naan néeg bi fii la nekk lii fii la war a nekk beneen bi mooy peinture léegi da ngay gis ku jóg rek peinture alors que tamit yoon la lu ñuy jàng xam nga Sénégal rek ngay ñëw war a def dara métier xëy rek un beau jour nekk ko te lu ne dañ koy jàng lekk sax dañ koy jàng parce que boo ko jàngul tamit je pense que tout le problème aussi ku ci nekk à la source ñu revoir daal kii yee kii et qui fait quoi dëgg la soxna Alima moom mooy wala boo ko mënulee nga dénk ka mën ki mën daal dénk ko li mu mën lii laa bëgg def loo ci xalaat moom dana la wax nu mu gën a rafetee rek nga def ko. mais xam nga ñoom duñu sóoraale tey parce que ki ko mën dafay laaj xaalis mais dañuy naan dafa cher. xaaral ma seet ki nga xamante ne du ma ko jox. te ki nga koy jox dafa am importance li ngay tabaxee kër pour que muy ventiler bu baax. imaginez li ngay prévention la. ci xeetu feebar yi ñuy wax léegi. ci pollution intérieure donc même bu dee da ngay fay. jar na ko je pense. donc kër googu nag suñ ko tabaxee ba pare. donc léegi ñu comme def am na pare. nga xool nag léegi il faut aérer. wax dëgg yàlla mbirum pollution intérieure. aération la il faut que ñuy tàmm di aérer suñu kër li tax sa émission bi am importance am danga ko def ci période bu sedd te gis nañ ni bu seddee Sénégalais day ñemee confinement dafa ragal sedd du aéré tijji sax fenêtre alors que mu sedd ak mu tàng yëpp da nga war a di aéré il faut que muy tijji kër yi wan waxtu la ñu war a tijji aussi yan mooy les moments préférés waxtu bu gën a bañ a pollution bi gën a bañ a bëri loolu en général suba teel bi baax na waxtu bu tali bi daal bëriwul oto yooyu pollution bi bëriwul il faut que nga aéré te même boo amee pollution sax c'est vrai que mun la waxee par exemple vigilance orange parce que léegi centre de qualité de gestion de l'air dafa am te day gis nga day annoncé ne que pollution bi bëri na boobu peut-être mën nga sax def attention mais il faut nga aéré en tout cas il faut que air intérieur bi changé wu que mu sedd que mu tàng léegi mun nga tànn ay période heure yoo xam ni moo gën a moins pollué pour nga aérer mais il faut nga ibbi au moins 10-15 minutes air bi changé wu renouvelé wu odeur yi wàññeeku jógee fa donc loolu c'est extrêmement important aérer kër gi surtout nag sooy nettoyer xam nga da ngay gis nit boo xam ni day tëj yëpp di fëgg poussière bi di brassé wu poussière boobu kan moo koy noyyiwaat moom mi koy liggéey donc booy fëgg poussière waxtu boobu nga war a aérer comme ça poussière bi di génnaale air bi renouvelé wu surtout booy bricoler sooy bricoler sooy tabax ci biir kër gi doo ko tëj rab sooy raboter bant ci biir kër gi doo ko tëj rab waxtu bi ngay bricoler waxtu bi ngay def ménage tamit farataal nañ ci ngay aérer
donc il faut aération yooyu. léegi su ko defee rek ñu moytu liñ fi lim yëpp. tux ci biir kër. je pense que ñëpp war nañ ko mën a bàyyi. surtout boo yoree ay tout tànk. parce que cigarette si bi ngay tux comme saxaar la. soo tuxee cigarette. du air bi rek ngay yàq yaa ngi yàq environnement bi yaa ngi yàq fauteuil yi. yaa ngi yàq lépp parce que saxaar si day dem collé wu ci moquette bi. collé wu ci fauteuil bi. collé wu ci rideau yi. des fa nag. donc ay jours. donc loolu il faut que ñu éviter yooyu. te ñu ngi naan sax cigarette bi fu mu gën a bonee sax mooy buñ ko taalee ba pare si lay gën a toxiqué ndax jeexital gi muy amaat ci suuf seeg jaww jeeg ba ci ndoxu géej sax nee na mën na sax rey ay espèces. man ko baadu moo tax suñuy géej yi léegi amatuñu jëm parce que mégo cigarette dafa oyof fa nga xamante ne. mën na topp ndox mi di dem rigol yi ba génn tabarkàlla tax. xeetu saxaaru cigarette moom lépp lay yàq. lépp lay yàq bàyyiwul dara lépp ci cër yëpp. ak ba booleeg environnement bi. lépp lay détruire. booy faral di tux cigarette ñu dawal oto set na ñi faral di tux ci oto yi. seen siège oto yi day gën a gaaw a yàqu parce que dañuy yaakaar ni que cigarette bi saxaar si day génn. ça se colle ci mbubb bi ci tapis bi. ci plafond oto bi ci siège yi donc lépp lay yàq xeetu saxaaru cigarette dara baaxu ci. bokk na ci aussi cuuraay bi. il faut que ñu bàyyi cuuraay. man xam nga loolu naka lañ koy waxee. yoon ñuy wàññi wàkkee xam naa moom bàyyi ko même bu ñu dee bañ ko bañ a def. c'est-à-dire que su fekkee ne am na yenn situation yoo xam ni moom wax dëgg yàlla ñun dañ koy tere. parce que mënuñu comprendre nit am asthme. wala am yenn xeetu feebar yi. ba pare di cuuraay parce que àndul. boobu moom dañuy wax bàyyi. mënuñu wax leneen lu dul bàyyil nit ki. su fekkee ne nit ki amul problème boobu. te bëgg na cuuraay. na def bu yem. bañ koo teg ci xel bi. et puis di aéré. comme ni ñuy wax aéré bu ko defee na aéré. bu dee xet bi la bëgg même su aéré après bu tëjaatee xet baa nga fa. mais mënu ko def ba pare di noyyi. parce que dans tous les cas. que mu am problème que mu ñàkk problème dina ko sonal ëllëg. donc ci xeet yooyu tamit. moom mooy bu ñuy utiliser ay yenn produits nañu xam yenn produits la ñuy utiliser ñun jigéen dañuy jënd rek. baax na tam de temps en temps nga lire notice bi. xool lan lañ ko defaree. comme yenn xeet yi polluants yi nga xam ni dañ koy wax ñun ay composés organiques volatiles yi nekk ci nga xam ni ci peinture yeeg benzène yeeg yooyu ku nekk mën nga gëstu soo xoolee ci internet des produits yoo xam ni parfois mën na la dem bi jural le cancer. donc vraiment sooy manipuler produits yenn yi il faut que nga xool aussi yan conséquences mën a am ci yaram bi. comme ça soo ko mënutee bañ a jëfandikoo nga yor gant. sol masque. et puis nga defee ko ci anam yi ñu ko diglee ci papier yi. xam nga li ma jaaxal mooy boo ko doon def li nga wax noonu composants yi chimiques yi ñu alphabétisé wu ñoo ko mën a lire mais même bu ko xamul sax nga naan ko pour des fois léegi ñun dañu bëgg xam nga lu ñu sonal Sénégal diw tubaab la tey ji boo fi doon fobeere sa kër sol gant ñu ne diw de tubaab la gant lay sol boo fi doon fobeere yore masque ñu ne diw de tubaab la ma ne waaye ne tamit nga nekk tubaab sàmmanteeg sa wér-gu-yaram moo gën nga nekk ñu baal ma sénégalais entre guillemets di respirer les éléments toxiques ëllëg nga nekk fii sa problème santé di dégénéré wu tamit jaru ko daal je pense que c'est une question de choix. bu doon day taamu tamit bi nga taamu lay taamu. waaw wallaay dëgg yàlla fekkee ne que science développé wu na avancé na ba may ñu yenn système yoo xam ne mën nañ ko jël pour fagaw. dëgg la dama koy utiliser. dëgg la ñu ne tubaab la ak ñàkk tubaab. moo gën ci man donc def naa loolu la ñuy wut. du question tubaab. ak ñàkk tubaab suñu ay valeurs ñu ngi ko garder ba léegi mais lépp loo xam ne mën nañ ko utiliser quand même. pour suñu wér-gu-yaram. je pense que loolu dañ ko waroon sax hésiter. dëgg la et donc éviter wàññi cuuraay bi. wàññi parfum désodorisant yi wàññi leen lu ñu mën. vraiment. wàññi bu ñuy boyal fourneau nañ ko def ci biti. ñu boyalee ci biti bàyyi ba mu tàkk ba xonq cur ba monoxyde de carbone bi wàññi. ñu doog ko jël. dugal ci biir kër yi. bañ di fanaanoo andu cuuraay ci biir nekk di fa fanaan. vraiment xam nga ndax wër nañ ko mais loolu lépp def naa bu ñu ko defee sax déjà c'est vraiment un pas. ci ñi wax tamit micro-organisme yi. kër gi nay set dépoussiéré wu je pense que kër bu setee sell. ñuy bañ di dépoussiérer di aérer. duñ fa doo muus du fa bëri tànk. même fekkee ni mënu ko. du ñu am ay mbóot. du ñu am ay janax wala boog dina fa. duñ fa yàgg voilà. duñ fa yàgg kon mu mel ni xam naa ñi ngi jaajëfal sunu gante di nekkoon soxna Fatimata Bintou Rassoul Mbaye donc gis nañ ñi tey thème bi liñ ko dénkoon la ñu naan fas danga koy dénk xaritam mu mel ni tam thème bi jox nañ ko xaritam ndax tam ci loolu lay liggéey bu ko defee rek ñoo jot a déggandoo lépp li nga xamante ni indi na ko ci wàllu prévention te nag lu am solo la ndax la ñuy wax ne faju baax na waaye fexe ba nit ñi duñu feebar moo ko gën
set baax na waane fexe ba nit ñi lu ñu tilimal moo ko gën te tamit Kër Sama ci yooyu objectif lay doxee daal ba tax na ni mu ko waxee ñun ñëpp ko déggandoo li jot des rek mooy ñu def opter un choix ndax i tamit dund bu rafet te teey te doo sonn doo sonnale moo gën ngay dund goo xamante ni tabaarkàlla dans peu de temps mardi taali luy xew du neex kenn ndax dëkk boo xamante ne tamit wax dëgg yàlla faju dafa metti je pense que insister sur la prévention dafay am solo bu ko defee dafay laaj ci kenn ku nekk ci ñun mu jéem a def un changement de comportement te mooy nit ba mu xamagul sañ naa def mais ba mu xamee nag la baax mu jël la baaxul mu jéem koo bàyyi xëy na wax nañ fi ay cuuraay wax nañ fi produit xam naa sax yàlla bu ñu yenn jaaykat yi ne ñii na xanaa dañoo bañ waaye déedéet waxuñu ba ñu jënd mais buñ koy utiliser ñu xool naka lañ koy utiliser tamit jël ay gants wala sol ay masque daal bu ko defee tamit di opter aussi pour des méthodes douces et naturelles dana ci am solo ndax ndox dara gënu koo mën a raxas donc di opter pour ndox mi am na sax yenn xeetu kii yoo xamante ne parce que tamit set du caageen da ngay dem ci grande surface yi ñu am dem ci grande surface yi nañ ko jënd mais tamit xool la ñuy jënd ak naka lañ koy utiliser mode d'utilisation mais ku amul leen grande surface yi produit tamit sañ ngaa war a mën a jël ndax suñuy maam am na yoo xamante ne c'est pas coûteux te dañ daan raxas suñuy kër ba mu set xottu butéel nañ koy waxee te xaw ma acacia naka la tuddati dañu naan garabu xottu butéel bu njool la ne ay xobam mën nga ko baxal ba mu set des désinfectant la te dafay xeeñal sa kër donc nga jël ko wala nga jël bicarbonate def si dafay dindi xet beneen bi tam vinaigre blanc bi xëy na ñun jigéen ñi mariner rek lañ ci xam mais lu mën a dindi xet la ci biir kër lu mën a décaper la te mooy yuy collé noonu lu koy mën a dindi la daal te doo ci sonn je pense que benn butéelu vinaigre mën naa def temps bu yàgg ci sa biir kër beneen bi nga wax tamit mu nekk lu am solo te mooy wàllu ventilation ndax tamit ñun dañuy tabax kër mais duñu sóoraale ñaari facteur mooy ventilation ak aération ñun dañuy tabax kër na kër ga bari néeg nit ña nekk fa mais nag ni mu ko waxee espace yooyu nga war a mën a sóoraale ak air de poche d'air yi nga xamante ne fa la ngelaw gi war a dugg pour mën di renouveler tout le temps duñ koy sóoraale moo tax li la koy firndeel mooy bu tàngaay jotee ñëppay génn ci biti ndax néegi kër ya kenn xajatu ci ndax sóoraale ñu espace boo xamante ne wala tabaxin boo xamante ne ngelaw gi bu ñëwee dina ëpp boo génnul ci biti demoo ci géej mënoo am une air de l'air frais beneen bi mooy tamit nu ñu koy waxatee jeexital gi nga xamante ne ventilation am na ko wala importance bi comme ni nga ko waxee moisissure te mooy suñu salle de bain intérieur yi ni muy guusee donc bu ngelaw gi di dugg di génn di renouveler je pense que guus googu ak moisissure yi te day delluwaat ci acariens yi Serigne Cheikh doon wax yi tamit ay mbindaafoon la yoo xamante ne ñoo ma dëkk te ñu ngi ci biir kër gi kon su ventilation boobu aération bi dul am je pense que duñ fa jóge daal ba tax na tamit ni mu ko waxee ci yi nga xamante ne ñàkk renouvellement wu airu kër gi yu mu mën a indi te mooy wax nañ ko fi mbooti yeeg janax yeeg tabarkàll te yooyu seeni jeexital mooy ay feebar yoo xamante ne bu ñu tàggoog moom xëy na loolu beneen émission la dinañ ci ñëw daal beneen bi même bu dul dara aussi xam nga tudd nga fi matériaux de construction mais ñàkk ventilation sax dana tax sa matériaux de con maanaam li matériaux yi nga tabaxee sa kër du gudd fan noonu te mooy nag def lu bëri ci matériel ba pare toog tuuti la nga sa investiroon demoo sax yëf yi commencé yàqu je pense que kooku tamit ay kii la dépense yu inutile la ba tax na yooyu yëpp tamit nañ ko bàyyi xel am na solo xëy na métti na mais aussi lu ne rek jàngat la ak tamit xam li nga bëgg xam li nga bëgg xam fi nga koy wutee xam nañ koy wutee te ñun lu ñu soxal mooy bien-être kër gi ñu nekk ci kër ga nekk en bonne santé di dem di vaquer à leurs occupations moo ñu gënal que nga nekk ci biir cuuraay bi wala jëfandikoo loo xamante ne ëllëg doo dem doo dikk te bu boobaa di nga mere ku la deful dara ba tax na xam naa mbokku téléspectateur Mourchid TV li mooy li nga xamante ne moom lañ leen indiloon tey ci Kër Sama 2e saison donc doon waxtaanee wàllu pollution intérieur mais particulièrement pollution domestique te mooy li nga xamante ne mooy am ci kër gi fàtte woon nañu beneen bi aussi mooy wàllu passé bi aussi ñuy ñaan bu ñuy passé te rek ñuy gën di aéré wala dem ci biti di fa passé parce que tamit monoxyde bi nga xamante ne moom nga wax sànq ñu koy noyyi tamit baaxul ci sunu wér-gu-yaram daal kon xam naa mbokk yi ñu di leen remercier ci seen teewlu di leen jox di dog daje incha allah semaine bi di ñëw ci seen beneen numéro encore incha allah ak beneen thème wasalaam ba beneen.